depuis ca Pout Ousmane Ciss am na benn mbokk aussi bu wootee laajte ndax enseignant yi nga xam ne dañ nekk ci MC xaw ma loolu seen langue codage la. maître contracteur la. voilà kon mu ngi noonu yéen Sénégal da ngeen am seen. loolu jàngalekat syndicaliste la jàngalekat la kon saa ci la bokk. dañ ñëpp ci la bokk. kon mu ngi noonu. mën naa ko tontu rapidement rek bu la neexee. voilà mu ngi noonu Alassane Pouy aussi daañu ci ñëw ci question bi Babacar Seck Ousmane Ciss aussi ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm question boobu MCA ndax dañuy bokk ci li nga xam ne mooy revendication yi. waaw ginnaaw bi ma jaajëfalee ñëpp ñi participer ci waxtaan bi gën ko rafetal macha allah ñu remercier bu baax a baax. di amaan mbégte bu baax nag ci ëtt maam ni muy doxee. bu dee loolu nag maître contractuel yi effectivement ci lañ bokk. ñun proposition ñu def ñun waa G5 parce que dafa am ay proposition ñuy def. am na ñeneen ñu ko def mais ñun au niveau G5 li ñuy defal état bi yëpp la ñu jël. maanaam xam wax sànq sama biir wax xam naa daf ko rëcc mais wax naa ñu mboolem luy koor ci njàng mi ñun boole nañ la ci proposition yi dafa état bi kon effectivement MC ci lañ bokk. jërëjëf merci beaucoup beneen question bi mooy Alassane Pouy yéen en tant que jàngalekatu arab nee na ndax yéen ci seen programme arab yéen a ngi jàngale alxuraanul karim ak ay xadis. oui am na alxuraan nañ koy jàngale xale bi commencé ñëw CI automatiquement day commencé jàng Fatiha noonu la koy jàng ba wala asri la fa lay jeex non voilà mooy saat bi muy débuté pour CP bi non astaghfirullah baal leen ma xuleel kaafiruun lay commencé pour CP bi bu dem C1 lay commencé wala asri noonu lay yéege ba ca CM2 bu jógee foofu dem na ci yeneen classe yi aussi bu demee au niveau 6e 5e yooyu foofu noonu moom la ñuy wax ni amagul enseignement religieux foofu mooy affaire bi mooy loolu mooy li ma wax sànq ni ñun suñu combat la loolu beneen combat la wax ci kanam la nekk te proposition ñu teg état bi la pour ñu fexe ba xale yi ni day doomu diine la ñu ni ñuy jànge ci école yu ndaw yi jànge fa diine bu ñu yéegee tamit ñu jàng foofu loolu moom suñu combat la xadis aussi dafay am ñu ngi koy jàngale proposition li sànq sama doyen di wax njugoo ni da du ñu war a tegal état bi ay proposition yoo xam ne pour njàng baax la loolu effectivement ñun def nañ ko tegal nañu proposition boo xam ne te ñun état syndicat la nga xam ne dañuy tegal ay proposition duñu teg pour xeex kese dañu lay tegal ay proposition yi lii bu ñu ko toppee mën na nekk njëriñ pour njàng mi lii bu ñu ko defee mën na nekk njëriñ pour jàngalekat bi. alors jërëjëf merci beaucoup defe nañ ni question yooyu la ñu amoon à part ça amoon nañu ay quelques contributions ñenn ñi gis nañu comme li ñu waxoon sànq est-ce que maanaam forme de lutte grève génn ci classe yi mooy meilleure solution pour yéen. bon loolu tontu woon naa ci tout à l'heure xam nga xeex moom comme ni ko maam bi waxee sànq booy xeex moom moyen bi nga am pour xeexe gën a métti rek nga dóor fa ngay jéem a xeex et puis ñun dañu bëgg a dóor benn dóor bu métti mu jeex parce que aussi ñun wax dëgg yàlla bu ñu sañoon dem jàngale ji moo tax fi noonu la ñu bëgg mu gën a métti ne mu jeex am na message yi may jot nii boobu moytuwulee mën nañ am sens que semaine prochaine affaire bi jeex am na ñu wax ne état bi day dajawaat ak jàngalekat yi jeudi mais ci diggante am na lu ñu war a rendre basé maa ngi suñu SG léegi mi nee na mi ngi ci yoon bu ci kanamee dañu rendre compte ñun ñëpp ci li nga xam ne moom lañu jëlee fële loolu ñu ngi ci kon donc nañu patienté peut-être que fii ak suba mën nañu am gain de cause ñu delaat ci école yi mais gëwuma ne dañ delaat école normale ci lundi mardi bi. En tant que syndicaliste en tant que jàngalekat en tant que parent d'élève situation bi élève bi di dund yow ban kaddu ngay jox élève bi. xamal ni ko fi mu toll neexuñu ñun sa papa lañu sa nijaay lañu sa encadreur lañu sa jàngalekat lañu fi ñu toll ni gënaluñu waaye jàppal ne yow xale bi may dégg yow parent bi may dégg man mi wax ak yow dafa am ku ñu boole yilif kooku ñu boole yilif ne moo ñu tooñ ñun man ak yow ñëpp nag kon ñu ñëpp nañ àndandoo xeex ci kañu tooñ mu delloo suñu xàq ñu mën a dem jàngiwaat. ñoom xale yi élèves yi pourtant ñoom def nañu contribution boobu sax bi muy wax nii parce que xale yi génne nañu def grève ndeysaan sax da nga leen di yërëm ba ñu tiire ci seen kaw ay lacrymogène am na ci koo xam ne ñu leen di masawu tànk ba gaañu bu metti ci xale bu ndaw ci dama bëgg a jàng ci dama war a jàng rek dama war a jàng dama bëgg a jàng mais je pense que kooku encadré ko mu jàng moo gën a yanu maanaaka ngay jële lu toll ni bu teen sax di ko jëmale ci moom ba mu koy gaañ je pense que bu fekkee dégg nañu message ba xale yu joxe mooy jàppale nañu parents d'élèves yi quelque part muy wane ne dañu bëgg a jàng génn mars je pense que lu mel noonu bu amatee ñi nga xam ne ñoo yor loolu nañu xoolaat bu baax li ñuy def ndax xale moomin la xamul dara ki bëgg a jàng ba di ko wax dëgg yàlla da nga war a solliciter encourager par rapport nga di ko teg mitit ba mu ciy gaañu vraiment. voilà xam naa ñu ñëw ci ajuma ñëw ci doyen bi ñu delloo la micro bi rek moom parce que daanaka suñu temps bi ñu amoon jeex na allez-y ajuma. waaw xam naa bu fekkente ni kàddu gu mujj gi la noonu. mën nga. d'accord dafa am benn point boo xam ne sànq dama ci interpellé mooy Ousmane. parents d'élèves bi amul ku leen interpellé. parents d'élèves yi peut-être ak seen taxawaay ci contribution. amul interpellation foofu. voilà léegi c'est juste pour wax que ni comme li Mbaye Pouy wax
man je pense que ne élèves yi def nañu acte mooy génn nañu parce que même fii au niveau de Kër Moussa mooy bi génn nañ fi benn jour dañu génne école élémentaire yëpp mais xam nga tey jii daf ci am loo xam ne comme Aliou Faye li mu wax ñu ngi koy nuyu de passage am na ci loo xam ni ñun suñ koy wax aussi ñu koy défendre parce que comme dañu ñëw aussi ci plateau toog fii pour défendre l'intérêt des élèves am na ci loo xam ne ni aussi comme am na benn intervenant bu ko fi wax que parfois wax naa ko il faut que aussi enseignants yi maanaam ñu am lu ñu bàyyi xam nga àjjuma daf ne guerre bi moom à la guerre la guerre n'est-ce pas à la guerre la guerre sans se soucier nag de vraiment dégâts yi mu mën a. mais au moins parents d'élèves njuga yow di nga d'accord ñoo am na lu ñu bàyyi ci njëlbeen ka ndax ba ñu toogee négocier ak état bi nee na lii mu mënuma ko ñoom ñu bàyyi loola ñun état bi ne lii laa mën. waaw mais aussi le problème mooy. état bi bu nee lii laa mën. mais nan la ko mën. état ngay wax de état. lii laa mën état bien sûr. mais xam nga par exemple tey jii. état bi bu nee lii laa mën. mais nii laa koy doxale xam nga moom nee na état bu leen yóbboo ba juillet. maintenant amatuñu possibilité. pour xeex. parce que li ma wax dëgg loolu dëgg. loolu dëgg loolu dëgg. waaw loolu damay laajee loolu question la pour yow loolu dëgg loolu dëgg. loolu c'est vrai parce que léegi nag gis nga nag pour ñu bañ a àgg foofu. kon d'accord nga ne état bi maanaam da leen bëgg a napp ci waxin. non fi mu toll nii. muy syndicaliste yi. muy état bi nag. responsabilité bi ci ëpp moom moo ko gàddu. man li may déplorer ci affaire bi mooy que man damay wax que ne ñoom nañu am beneen cadre de réflexion boo xam ne vraiment war nañ ci mën a réfléchir ba su situation yi amee ñu xeex ak état te mu bañ a impacté wu ci xale yi. fi ñu toll doom yi seen yaram mu ngi sedd maam nga may ma dernière minute comme waajur moo toog normalement dina wax ak ay doomam ndax fi mu nekk ni grève bi bëri na xale yi am nañu suñu xam ne amatuñu appétit amatuñu envie dem jàngi seen maanaam mënatuñu sax jóg di def exercice normal ban message nga leen di lancer. voilà man message bi may lancer élèves yi mooy que élève même vacances sax élève dafa war a jàng parce que tout le temps bu fekkee ne da nga toog pour nekk ci toolu wut xam-xam saa su ne da nga cee war a nekk foofu aussi may delluwaat encore di ñaax ñun parents d'élèves yi que ne xale bi c'est pas dit que ne école rek lay dem moo mu war a jàng même bu grève amul sax xale bi une fois à la maison dafa war a am suivi bu am côté boobu aussi ma ciy ñaax parents yi que ne vraiment bu ñu toog rek ñu seetaan xale bi su jógee ci école ba am nañu ay moyens yoo xam ne ni war nañ ci mën a encadrer xale bi kon donc xale yi aussi nañuy bàyyi seen xel ne ñoom ak lu mën a xew it danañ delluwaat ci école bi kon donc loolu daal la ñuy yeb xale yi aussi di yeb parents yi que ñu gën a yokkaat seen taxawaay ci xale yi ci situation bi am ni merci beaucoup jërëjëf maam ma dellu la kàddu gi. waaw ndax defe naa 5 minutes la ñu desee 5 minutes yi xam naa dañ koy def kàddu yu tàggatoo rek ndax li duuf ci nag wi yëpp xajandoowul ci cin li te comme daggoon nañ ci nar ba def ca xanaa la ca des dañuy bàyyi ba beneen yoon ñu ko defee ñu def benn tour de table kenn ku ci nekk bu ñu la joxee kàddu gi nga def say moowu tàggatoo maanaam sa kàddu yu mujj ak tàggatoo waale ce qui fait ñu yemale ko noonu ndax xam naa li ñu bëgg a wax lépp di ngeen fi ñëwaat nag ndax bu yàlla na yàlla def ñu état juboo ak enseignants yi ak syndicalistes yi ba ñu toogaat fii di wax accords yi ni ñu juboo week naka lañ defeek yooyu ak résultats yi ca topp ndax war nañ ci gën a yaatal incha allah bu boobaa àjjuma kon balañ ci àgg dañ lay bàyyi ndax na ma ko jëkke woon rek lañ koy delloowaat delloo la kàddu gi nga def say kàddu yu mujj tàggatoo waale. waaw kàddu yu mujj yi xanaa sant yàlla
waaw pour kàddu yu mujj yi xanaa santaat yàlla lu baax lay doon te di leen wax ne ñun syndicat lañ boo xam ne si dañuy def ay propositions yoo xam ne pour lu gën a jagal suñu njàng la jëmee ko ci suñuy jàngalekat yi waaye jëmee ko ci suñuy ndongo daara jëmee ko aussi ci système bi moo tax loolu ci Saint-Las FC ci Thiès département xam wax naa sax ne am nay formation yu ñu tëral ñun aussi bokkoon na ci dem ziyaari kilifa diine yi fi nekk ñu dem nañ Thiénaba seeti leen des nañu monastère incha allah war nañ fa dem parce que syndicat lañ boo xam ne si bëgg nañu ñëpp ñi fi nekk xam ne ñun ñi nekk nañ fi demoon nañ Thiénaba ziyaari leen te ci suñu kii la bokk mu nekkoon ziyaar bu rafet ànd ko ak kilifa yu am solo bokkoon aussi ci li ñuy nar a def mooy comme ni nga déggee Miss Mathématique ni ko déggee système bi ñun dañu bëgg organiser li ñu tuddee roi et reine bu Saint-Las FC loolu naka lañ koy defee ci franco arabe yi lañ ko bëgg a def moo tax ñu ngi ci woo franco arabe yëpp ci Thiès département yaakaar naa am nañu 16 franco arabe yëpp invité nañ leen ci concours bi ñu bëgg a def ñu mën a xool xale bu góor bi gën a dàq jàng ci franco arabe yi ci niveau CM2 ak xale bu jigéen bi ñaar yooyu lañ bëgg a génne bu ñu ko génnee bare daal leen couronné wutal leen ay ndàmpaay wala leen ay cadeau def ko ci kanamu àdduna bi ñëpp bu ñuy xam ni xale bi ci Thiès département bu góor bi ak bu jigéen bi ñoo ñu dàq jàng ci seen CM2 ci at bi ñu nekk loolu ñu ngi koy wàcc bëggoon nañu ko def le 12 bi mais ak situation bi nekk moo tax ñu dàqoon ko mais nañ ko def fan yi ñëw loolu programme bi ñu ngi ci beneen bi des mooy ti suñu jigéen ñi ngi préparé le 12 bi ñu jëm ni pour journée mondiale de la femme bi ñuy di amal ñun tamit dañu bëgg suñuy jigéen taxawee ko am na thème bu am solo buñ ci waajal parce que dañu bëgg a jël rôle jigéenu jàngalekat ci biir système éducatif bi nu mu mën a def mën ci def ay taxawaayam ba mu nekk njàng mu baax njàng mu gën a loolu ñu ngi koy waxtaane te am na ci ay parrains yu am solo yoo xam ne ay marraines kon ngeen baal ma marraines yoo xam ne si yu am dayo lañu Sénégal dayo goo xam ne nag ay valeur la pour ñu mën cee jànge loolu tamit programme yi nekk suñu kanam la événement lay doon wala événement lay doon incha allahu taala fan lay amee ñu ko bëgg a defee Thiès incha allahu taala lañ ko bëgg a defee d' abord fi ñu jàppagul bon bu fekkee changé wul mais dinaa ci wax ci Palo TV fii incha allah ndaxte bëgg nañu def ak yéen benn partenariat boo xam ne si loolu dafay nekk loo xam ne da ngeen ci gis seen bopp incha allah ndaxte ñi fi nekk suñu nit lañu nit ñu baax lañu et puis ci kër gi lañ bokk aussi loolu dañ ko fi gën def bu soobee yàlla ñu ngi leen indil nag remerciement nag syndicat bi tout le monde tout le monde ñu ngi leen indi remerciement wax dëgg yàlla ndax yéen télévision bi ñu njëkk invité histoire dina bind loolu tey jii yéen njëkk jël ñu waxtaan ci aussi te bi ñu fi ñëw am na ñun digal suñu kilifa ci kaw secrétaire général yëg na ko ne su ngeen àggee joxale ma seen remerciement dafa nekkoon ci benn émission mais kon dafa doon waroon woot dugg ci biir mais ñoom ñëpp aussi ci plateforme am yëpp ci 59 IF yëpp tey ñu ngi suivre Palo TV tey jii suivre waxtaan bi aussi te aussi dañ ko partage ñëpp dañ ko gën suivre te da ngeen gis ni invité ngeen ñoo xam ne jar nañ invité ndaxte syndicat bi moo toll noonu ñu ngi leen remercier bu baax a baax bureau bi ñëpp nag képp koo xam ne yaa ngi suivre waaye ngeen baal ma remercier aussi sama waa dëkk xam ne fa laa yaroo fa laa jànge mooy kër yaa xam li njuga di wax nii parent d'élève maa gën a nekk parent d'élève fuuf c'est-à-dire point bi fi ñu nekkoon tey nag moo tax casquette boo lañ gën mais Ablaye xam na ni yéen ñëw ngeen fa xam ngeen ni école ba ñun maay président CG bi foofu si ñu leen remercier baax sama waa école yëpp at bu jot ñu def ay résultats yu baax maa ngi leen remercier baax leen encouragé remercier imam yi ak chef de village yi waaye nag mention spéciale nag ñi nga xam ne ñoom la àndaloon tey ji mooy Moussa Ciss ak Nazir Abdoulaye Seck ak cadreur yi El Hadj PDG moom xam na sama diggante ak moom yow tabarakallahu yàgg nañ di la suivre nekk na émission boo xam ne bu am solo la moo tax bi ñu waxee ñu ne émission boo xam ne kenn du ko caaxaane may nuyu sama grand njugo baax di ko jégalu ci kaddu gu kawe gi ndax jàngalekat la ñu noonu noonu lañu mel Ablaye sama rakk la ju baax wax dëgg yàlla ñu lay ñaan yaa ngi ci yoon bu am solo en tout cas leen wax ni Saint-Las FC nekk na fi pour nekk seen loxo waaye nekk seen tànk nekk seen lépp nekk seen partenaire boo xam ne saa su ngeen soxlaa bu ngeen ñu woowee ñu taxaw insha Allah taala di jox dig ci yeneen jotaay yoo xam ne si yaakaar nag état bu Sénégal dina def li ñu ko góor ca wax ja te li ñuy wax atte bor fay bor lañ am ak moom ay góor lañ ñoom ñun ay góor lañ def li ñu waxandoon ñu signé ko ñëwaat fi waxtaan ak mbokk yi ngeen kontaan ñu kontaan Sénégal jëm kanam njàngam gën a baax salaamaaleykum. jërëjëf Adjuma xanaa gars yi bu ñaa communication bi vraiment c'est très éloquent quand même. lii la ñu bëgg nit bu ñu la joxee dara nga yor ko mat ko sëkk fees ko. alhamdulilah nga ñu nit ñu ngi leen di delloo nuyoo ci kàddu suñu directeur muy El Hadj nga wax leen ne ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ubbil suñuy bunt ñoom i tamit. lépp loo xam ne bëgg nañ ko ci wàllu communication Palo TV mu ngi fi pour loolu képp koo xam ne daal yaa ngi bëgg a def lu mel noonu te dëkk ci commune bi wala foo yaa xam foo ne Palo TV ubbi na ay buntam ci ndigalu directeur ci taxawaayam ak tout personnelu Palo TV loolu vraiment dinañ ci sawar trop accueillir leen ak ay des bras ouverts mu jottali moom tamit mujj rek
moom itamit ñu yëkkati jotaay bi xam naa ne ba beneen yoon moom itamit bu soobee yàlla dina ñëwaat ndax ni ma ko waxee léegi suñu demee ba accord am ndax dañ ne après la pluie c'est le beau temps je pense que fa la ñu war a jëm yàlla na ko yàlla def ndax metti na trop xale yi wax dëgg yàlla parents d'élèves yi tout ça metti na daal kon Ndiouga ñu bàyyi la rek nga def ku joxe kàddu yu mujj tàggatoo waale. waaw voilà samay kàddu yu mujj rek ay kàddu yu gërëm la rek di sant comme fii àjjuma daanele foofu laay commencé di wax ne vraiment c'est une première tey nag émission bi kontaan nañ ci trop parce que dañu woo ci loo xam ni suñu bëgg-bëgg la waaw parce que tey dañu ñëw yor casquette parents d'élèves mais man mii di wax ak yéen boo demee école franco-arabe Yaay Assou Ndiaye bi ne Kër Moussa boo xam ne vraiment ñoom ñii ñëpp xam nañ ko au niveau de Thiès département mu fiy def ay résultats yoo xam ne macha allah pratiquement chaque année suñu jëlul première au niveau de Thiès ñooy jël deuxième waaw c'est une très grande école boo xam ne mu ngi fii à Kër Moussa man mii di wax ak yéen man maay directeur bi yole wàllu français bi man maa ko gérer. di nga jaar service confidentiel de. man di nga jaar service de. ah ok voilà donc école boobu man mii di wax ak yéen man maay directeur bi saytu lépp lu fa nekk ci wàllu tubaab. gars yi ma toogal ci plateau bi xamante nañu bu baax. donc di leen gërëm. di leen sant di sant aussi mbokk yi nga xam ne dañu bàyyi seen activité yëpp. toog jàkkaarloog télé bi di ñu seetaan. ñu ngi leen di gërëm di leen sant. di wax que ne Paloor TV. vraiment yàlla na yàlla gën a yokku xéewal yi ak xam-xam bi. en tout cas ñun ñoo ngi seen disposition daal saa yu ngeen ñu soxla incha allah. ni la ñu def le tout ba ñu ñëw assister ko. kon le directeur El Hadj ñun yéen ñëpp ñoo ngi leen di nuyu. Ajuma ñoo ngi leen di nuyu Ablay Moussa ñee ñoom ñoo bokk benn côté bu ci nekk vraiment dañuy partager tout le temps. donc ak auditeurs yi nga xam ne aussi woote nañ fi joxe seen contribution par rapport ak thème bi ñu nekkoon aussi ñu ngi leen di gërëm di leen sant. jërëjëf Ndiouga vraiment di la remercier aussi ci sa disponibilité parce que xëy na bu la neexoon gàntal ndax jeex nañ la contacter mais da nga xam ne responsabilité nga moom nga yore donc c'est normal que nga bàyyi lenn def dara te bàyyi nga dara def dara ngir émission bi nga partager ko ak population bi surtout population Kër Moussa loolu ñu ngi la ciy remercier bu baax a baax ci disponibilité bi vraiment te ni nga ko waxee noonu la demee ndax bi ñu ko waxee xel dafa dem ci yow te yàlla def na alhamdulilah bi nga ñëwee la ñu séen woon ci yow loolu nga def taxaw def émission bu macha allah kon ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm vraiment di sant waa Xodda ba di leen gërëm xam naa fàtte nga nuyu soxna si de wala fàtte nga ko nuyu de wala bu nuyul la ko rek léegi kon koy ku ci nekk dañ lay may rek nga jëlaat sa micro nga yow am na ñoo bëggoon a nuyu nga nuyu leen après gërëm Ndiouga nga nuyu waa kër ga nag yow it. waaw man de maa ngi nuyu sama waa école bu baax a baax sama président CGE ñoom Malle man maa ngi jàngale Njoxob Géej fële ci wetu Kayar bokk ci CODEC bu Mbaawaan CODEC bu Bayax ci côté arabe bi maa ngi remercier nag CODEC bi yëpp na surtout Abdou Aziz Ndiaye suñu raïs mooy suñu président Cellil ñu koy remercier ba ak ñoom Omar Guissé ñëpp waaye directeur école bi ma nekkal di Tembale Moussa Diouf madame Dione ñëpp maa ngi lay nuyu baax a baax ak Mamadou Ba adjoint maire foofu wax dëgg yàlla taxaw ci suñu école baax a baax ma koy remercier ba remercier sama école dëkk bi nga xam ne fa laa nekk comme Kër Yaxam mooy monsieur Diaw monsieur Diouf monsieur Diop monsieur Faye Ibrahima Faye bu suluf nga miin ko ak ñi nga xam ne mooy madame Diop ak madame Diatta ak madame Sidou fu mujjee ñëw ñëpp maa ngi leen di nuyu baax a baax ak xale yi ñuy jàppale foofu ci comité de CG bi yëpp ñu ngi leen di sant baax ñu ngi leen remercier ñi ngi koy defee ci école bi foofu noonu waaye maa ngi remercier sama waa kër bu baax a baax nag soxna yi xale yi rakk yëpp tabaarkalla ñu ngi leen nuyu baax a baax di leen remercier di jégalu bu baax. Ndiouga kon su ko defee ñoom bàcc tamit nga directeur xanaa di nga leen nuyu wala ñoom ñëpp su ko defee mu gën a yaatu rek ndax ñoom yi boo demee ñu ngi seetaan wala après bu ñu jotee lien bi danañ ko seetaan. maa ngi nuyu tout d'abord sama directeur di déclarant responsable muy oustaz Bàcc Yadd yaakaar naa ne ba fii Mbul xam nañ ko parce que fii Mbul ma toog nii di wax am naa fi ay élèves yoo xam ne man maa leen di jàngal
loolu ñooñu aussi maa ngi leen di nuyu samay élèves parce que tey suba rek maa ngi leen di wax foofu laay war a ñëw def émission xaw ma sax ban bul la télé bi nekk kon ñooñu maa ngi leen di nuyu aussi personnel bi nga xam ne ñoom ñëpp ñu ngi nekk ci suñu école bi parce que ce matin rek maa ngi leen koy wax encore di nuyu aussi di beral nuyoo aussi kii dafa wax madame Diatta man may beral aussi son monsieur Diatta mu nekk waa directeur école waaw moo nekk directeur école publique bu Xinin vraiment tey suñu demee ba toog acquérir benn connaissance bi ci jàngale c'est grâce à lui parce que ci secteur privé la ñu nekk tey jii macha allah lépp luñ ci xam rek ci moom lañ ko jaare ba yàlla def li ñu ci am rek moom moo tax ba fi ñuy wax ni bon ñu ngi aspirer am ay diplôme yoo xam ne ni parce que pratique la ñuy xaar yàlla defoon na aussi ñu ngi sàkku ñëpp aussi ñu ñaanal pratique la ñuy xaar donc te loolu yëpp grâce à moom kon kooku ñu ngi koy nuyu di ko sant aussi di nuyu waa xodd ba yëpp waaw waa xodd ba yëpp maa ngi leen di nuyu parce que xodd ba moom su ma limee rek damay juum mais daal ñoom ñëpp maa ngi leen di beral nuyu waaw plus particulièrement à ma femme Matien waaw ak aussi mon frère de sang Ibrahima plus connu sous le nom de Bolton waaw ñooñu ñëpp waaw sama mu ngi noonu xam naa ne am na ñoo xam buñ ma gisee sax moom lañ may jaawale maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp vraiment ak xale yi nga xam ne ñoom aussi dañuy ñëw foofu di sàkku si xam-xam parce que foofu dama leen di wax ne fii c'est le temple du savoir donc xale yooyu yëpp aussi maa ngi leen di nuyu di nuyu ñëpp di nuyu aussi sama gars yi nga xam ne ñoom ñëpp aussi fekk naa leen fii à Mboul ñu ngi leen di nuyu mention spéciale yàlla na yàlla defal leen jàmm amiin ok merci beaucoup jërëjëf Ndiouga merci lii ba amul woon du neex waaye li dafa desoon nag Bolton na nga waaj sa tuur a ngi ñëw yow di nga ñëw wax ñu naka nga def ba mën a def am réussite bii nga def ci xale yi dinañ la woo nga ñëw ñu waxtaan ci incha allah kon Ablaye dañ lay bàyyi kàddu gi surtout maam. jërëjëf mu mel ni directeur mu ngi signalé ne c'est la fin ñu sant yàlla bu baax ginnaaw bu ñu mayee ñu toog kilifa yi sama kilifa ñaari yoon ci beneen domaine ak ci domaine média sama kilifa aussi daje nañu ci ay réunion moom bi ku tàng jër la xam naa Sénégal yi la jël tee rek waaye ñoom noonu la ñu mel di leen sant bu baax xam naa ne moom la ñu doon séentu ci émission bi jàpp nañu gis nañu lu sët suñu njort voilà parce que wax dëgg yàlla dañu bëggoon bousculer ba génneel li nga xam ne moom la askan wi soxla te loolu gis nañ ni am na en tout cas liñ ci sàkku rek mooy yàlla na yàlla def ba école Sénégal ñu sauvé ko parce que góom ba ñu amoon 2012 ba léegi wérul te ñu ngi bëgg a dollee ko yeneen i góom loolu dafay bokkaat ci li nga xam ne mooy handicapé njàngum réew mi ëllëg niveau bi nga xam ne moo war am ci réew mi de plus en plus dafay gën di wàcc te loolu les responsabilités sont partagées ku ci nekk war nañ ci taxaw tirer ci leçon comme ni nga ko waxee léegi may ñaan ñu sauver l'élève sénégalais mais may ñaan ñu sauver l'élève de Kër Moussa élèves yi nekk ci commune bu Kër Moussa wax nga ko léegi gis nga grève bi bokk na ci élèves yi ci gën a sonn élève bu jóge Mbul dox 7 kilomètres dem ba Kër Moussa jàng 1 heure de temps 30 minutes lay def cours 30 minutes c'est pour la présentation mu doxaat ñëwaat dafay pass dafay am argent de poche te amaana woy juróom ñaar ba ñetti doom la ci am essayons à sauver ces élèves là commune bi amaana ñu ngi jëm ci ay yeneen pal yu bees ak commission yi nañu jàpp ni ci seen priorité bokk na ci CM de proximité bi war a am fii au niveau du zone centre numéro 2 nañ ko boole ci seen prérogative prioritaire que ne urgence la boo xam ne askanu commune bu Kër Moussa ñu ngi koy xaar mais surtout zone centre numéro 2 bu commune bu Kër Moussa mu ngi koy xaar parce que suñu njàng niveau bi mu ngi gën di wàcc te mu ngi tendre vers la catastrophe te fa lañ jëm buñ ko sëbawul nag commune bi ci jëm boppam moo nar a jëm vers le chaos comme ñu ngi doon wax sànq ni est-ce que njàngam naroo jëm vers le chaos nañu chercher à ce que ginnaaw bu ñu sauver le Sénégal ñu sauver l'éducation au niveau de la commune de Kër Moussa ñu ngi sant yàlla bu wax di ñaan yàlla mayet ñu fekkee beneen samedi ak beneen invité incha allah. Ablaye kon ñu sant ñëpp rek ndax defe naa li ñu waroon a wax yëpp wax nañ ko li wala gars yi di wax naan wax day jeex bu dul jeex it ñu yemale ko fi rek. waaye di sant ñëpp nag ñu doon seetaan ci réseau bi ñu seetaan ci Facebook ak YouTube bi yëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm ñi nga xam ne jot nañoo woote participer ci émission bi ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm mënuñu leen a limaat ndax Ablaye lim na leen léegi loolu doy na waaye di nuyu waa 100% bu baax a baax suñu tuddee El Hadj Seck Astou Diagne
ci góor ñi ak jigéen ñi rek daanaka ñu yóbbaale ñi ci des vraiment ñu ngi sant bu baax a baax di gërëm suñu invité yi nga xam ne moom la ñu amoon muy àjjuma Ndiaye jóge ba Kër Yaxam ak Ndiouga Diouf vraiment ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm jóge ba xodd ba Ablaye ñoo ngi koy sant ñoo ngi lay sant bu baax a baax ci taxawaay bi ci assistance bi ci xam-xam bi vraiment ci yar beeg teggin bi ñoo ngi sant bu baax di gërëm nag suñu accompagnant yi assisté ñu encore muy Ablaye Seck dëkk ba xodd ba ak Ibrahima Ciss Moussa Ciss Kaayol ñu ngi leen di sant bu baax di gërëm waaye di gërëm suñu directeur nag El Hadj bu baax a baax ci taxawaay bi assistance bi ak liggéey bu mucc ayib bi di gërëm directeur programme Pape Mbuub moom it mu ngi nii toog vraiment ci caméra bi mook Baye Talla ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di wax ne kon ñu ngi leen di jox dig daje muy samedi bii di ñëw incha allah ci 21h buñ ca àggee seen émission bii di ëttu maam ñu di leen ko amal fii ci Palor TV di ñaan yàlla mu may ñu fekke ak tal asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. yarne yen homuli leɓɓe jagtah yen yihuluy papa yen yayitame yete yen yihuluy nega kikka heliwo iba lona koye sile helde cosani kisilona yayta mbamba akuni fo lomuta jakarta kal sokoñ abin serena jagana foka yewo hamana wo ɓosno ɓoso yen reyta dakaru nen yen badul faso yen iros cosani yen ay ɓoso